du ñoŋal liggéey bi ci assemblée nationale maire bu Yoff di indi ay leeral ci lan moo waraloon mu demoon barki démb ca palais de la république Seydina Issa Laye Samb ne séance de travail la woon ak ay collaborateurs njiitu réew mi lu jëm nag ci pegg Yoff mi nekk ci wetu géej gi démb la ci doon janook taskatu xibaar yi ñu bëgg ñu àtte mbirum Astou Sokhna mu leer collectif patient en danger nekk ci mbedd Ndakaaru nag tey ji ngir ab rassemblement dajaloo ca place de l'Obélisque ngir ñëpp ñi nga xam ne Astou Sokhna ak ñi niroog moom collectif bi nag beneen collectif moo xam ne fa la ñuy jàngale wàllu kër docteur ak action sociale ne nag mënuñoo am liggéey bu ñoŋ te liggéeykat ci seen bopp amuñu wala boog ñoŋuñu ci seen bopp dinañu dégg seeni président Maïssa Diouf ci biir xibaar itam wàllu tàggat yaram li ci gën a fës programme mu Ligue 1 ak Ligue 2 Simon Faye di leen ko faram-fàcce feggoog Chérif Bekay Diallo ci wàllu xarala bi bisimilah daleen ak jàmm salaamaaleykum. Zik FM la rajo leader ñu njëkkee ko ak député fukki député ak juróom-ñaar yoo xam ne jël nañu dogal naka démb yeggee mbir mi conseil constitutionnel muy loi électorale bi ñu woote woon keroog ajuma ji ñu génn ci assemblée nationale ñoom nag nee ñu loi bi ni ñu ko soppee nii dafay gàkkal wàllu démocratie la ñu bëgg nag moom moo di ñu neenal ko ci boppam ñu fàttali rek ne loi bu bees bi nga xam ne moom la ñu indi dafa tënk nombre député yi ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom wàññi siège yi nga xam ne moom la ñu war a jotee ci liste nationale proportionnelle jële ko juróom fukki député ba juróom-benni fukki député ba juróom fukk ak ñett ñoom nag ñu jàpp ne liste proportionnelle boobee bu ñu ko wàññee dafay nasaxal liggéey ba ci assemblée nationale ndax soxla nañu ñu bëri di fa teew ak tam débat yu am solo yoo xam ne liste boobee bu jàlloon buñ ko bàyyi woon na mu meloon kon loolee yëpp dina gën a ñoŋ Fatoumata Diop. lim gi bari lool ci ay député yu saisir conseil constitutionnel niki alxamis ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril 2022 ngir ñu neenal loi numéro 04/2022 bi indi coppite ci loi numéro 2021/35 bu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sulet 2021 bi ñeel code électoral bi ñu voté ci assemblée nationale aljuma fukki fan ak juróom ci weeru avril 2022 ci ab bataaxal bu ñu yónnee nag député yu signé boobee communiqué la ñu jàpp moom moo di liste nationale proportionnelle bi dafa nekk garantie représentation plurielle débat parlementaire yi ci biir communiqué bi ba tey yooyee député dañoo jàpp ne rek wàññite bu ñu mel day indi atteinte grave ci wàllub démocratie ci fàttali nag saisir bi ñu def ngir ñu neenal lu ñu mel nag ña ko porté toll na ci fukk ak juróom-ñaar ci ay député yu jukkee ci groupe parlementaire bu majorité bi opposition bi naka noonu non aligné yi mën nañ cee cité Soda Marième Ndiaye Aïssatou Mbodj Théodore Monté Déthié Fall Mamadou Lamine Diallo ak yu ni mel. Fatoumata Diop fàttali rek ne àjjuma ji ñu génn député yi ne mujjeewu ñu yokk limu député yi ndax ne ñoom ci seen bopp consensus bi waroon seen biir ba ñu déggoo ci ne looloo mujjewul am fàttali rek ne yéene bi moo nekkoon jëlee limu député yi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom yóbbu ko ba téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar muy juróom-ñaar 6 yoo xam ne moo ci nar a yokku bu ñu jëlee ne bu ñu jàppee ne Kër Massar ni ki député ni ki département bu bees dafa war a am ay député ñu di tam ay coppite ca limu Thiès ak Mbour loole yëpp mujjewul antu ndax ne ñàkk cee jubo amendement yi ñu indi nag bokk na ci bu Seydou Diouf mi nga xam ne moo faf yemale yëf yi ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom bu ñu naree jógee ci législative yi ñuy dëgmal démissionné wu ma transhumé wu ma te dajewu ma ak njiitu réew mi maire bu Yoff moo ko xamle naka démb ginnaaw bi moo dajeek taskatu xibaar yi Seydina Issa Laye Samb mooy génnam bu njëkk ak taskatu xibaar yi ginnaaw biñ ko falee ci weeru janvier wala ñu génn mooy loo xam ne nag am na ca jamono jo nga xam ne barki démb ne mi ngi woon ca palais de la république lan la fa wuti woon Seydina Issa Laye Samb ne dafa àndoon nag ay ñu dëkk cité Jàmmalaay poste ak Djili Mbaye bokk ci commune am demoon nag waxtaani ak directeur de cabinet bu président de la république Mahmoud Saleh ak ministre Mor Ngom luy soxal littoral bu Yoff maanaam peggu géej gi nga xam ne moo fare Yoff Fatou Mbaye ca leeral. matul benn fan rek rumeur bi daal di wër mu toftal ci ay jugement ak ay saaga te moo ne de loolu dara amu ci di xamle maire Yoff dem na palais waaye nag demu fa ngir daal di transhumé. Il n'a jamais été question d'audience politique ou d'une volonté quelconque de transhumance ci wàllu boobu talaata bi ñu weesu ànd nañu palais pour def liggéey boo xamante ne séq nañu ko ak ñi ñu waa présidence booleel muy le ministre d'État directeur de cabinet du président Mahmoud Saleh ak le ministre conseiller Mor Ngom ci wàllu boobu la ñu ànde ak góor yu baax yi
dem palais de la république bi ñu war a waxtaan nag mbiru askan bi xanaa nag loolu kenn du ko tere parce que waa Yoff ñoo ñu jox mandat pour ñu doxal leen. Seydina Issa Laye Samb di wax ni du mës a war ci àddunam Yoff waay wala sax Khalifa Sall. suñu taxawaay ci Yoff may ñu jaay suñu ngor. dinaa ni maamu alayhi salaam mooy suñu maam loolu la yàlla dogal loolu ku mu doyul ci àdduna du alalu àdduna moo lay doy. ngeen ko séqal du tey laay dem du suba laay dem. am leneen amul dara lu leerul ci demam bi nga xam ne dem na ko fële ca palais même bu fekkee ne sax contexte bi loolu la nit ñi di xalaat mu yokk ci ne am na ay saaga yu mu jot a terewul baal na ñëpp. ci geneen fànn ci wàllu actualité ak collectif patient en danger ñu jóg ngir manifester naka tey ji suba ci ndakaaru manifester ngir ne Astou Sokhna mën a jot wareef ak yelleefam ginnaaw bi mu ñàkkee bakkanam ci maternité hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga Astou Sokhna ak ñeneen ñu mel ni ñoom manifestation bi naka tey ji war a amee bu 10 heures jotee ca place de la nation obélisque ba woon te ne préfet bu ndakaaru joxe na ci ndigal fàttali rek ne enquête bi ñu ubbi ca Louga ginnaaw borom këru Astou Sokhna porté woon plainte tax na ba ñeenti sage-femme ci jamono ji ñu ngi ci kaso bi di xaarandi nekk ci mandat de dépôt yeneen ñaar nag ñu may leenu bàyyi nu ndëggandiku ndax ne dañoo nekk ay jigéen yu wérul ministère de la santé tam jëloon ci ay dogal suspendre ñëpp ñi nga xam ne bokkoon nañu ci ñi liggéeyoon keroog bi yëf yi amee ci hôpital bu Louga ci loolu collectif benn mbootaay goo xam ne dafa ëmb mboolem école yu publique yi nga xam ne dañ fay jàngale wàllu corps docteur ak action sociale démb ñu ngi doon janook taskatu xibaar yi nee ñu nag moom paj mi moom mënul ñoŋ bu fekkente ne ña nga xam ne ñoo ko war a def tam ñoŋuñu wala boog am jumtuwaay ya ca war te nag sàkku nañu ci état bi mu indi ay coppite yu dëgër yu am solo yoo xam ne dina tax ba ñu gën a tàggat waa kër docteur Meissa Diouf jiite kuréel googe waxtaan ci ak Safiatou Bandiaye. buñ ko bëggee raay ci kaw nii rek yow yëfi du sotti ay réforme yu xóot la santé bi laaj te réforme yooyu nag benn mënu cee jiitu réforme au niveau de la formation moo nekk à la base système de santé bi boo bëggee am système de santé bu baax bu dëgër bu wër da ngay jox gëdd formation bi jox gëdd aussi ñi nga xam ne dañ ñoo yor formation bi. fii kenn bañul ñu àtte la waaw dañ ne bu ñuy àtte nañ ko teg ci yoon ku tooñ ñu ne yaa tooñ ku tooñul aussi ñu ne la tooñoo bàyyi la nga dem sa kër waaye warul am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey Diouf Sarr du tribunal ministère de la santé du tribunal mu nga Louga. tribunal moo war a àtte ba ne diw yaa tooñ ñu jël la dugal la ci kaso bi bu ko déggee kenn wax mais du Diouf Sarr mooy xëy rek ne diw moo tooñ diw tooñu déedéet moom du tribunal. ci wàllu wér-gu-yaram ba léegi ak grève bi nga xam ne pharmaciens yi moom lañ nekkee woon nag démb diggante 8h ba 3h ci ngoon ubbi wuñu nee na grève boobee buñ ko seetloo dëgg-dëgg ci biir réew mi daanaka téeméeri pharmacie yoo jël juróom-ñeent fukki ak juróom yëpp tëj nañu topp ndigal docteur Assane Diop mi jiite syndicat wu pharmaciens yi la ñuy sàkku moom moo di ñu delloo gëdd seen natango docteur Aïcha Goundiam Mbodj bu grande pharmacie dakaroise te nag ne tant que kilifa yi nag saafarawuñu ñoom lii seen jàmbat mën nañoo delloo buum ca boy ga docteur Assane Diop jiite syndicat privé yu Sénégal ak Alassane Balde. bu ñu jëlee téeméeri pharmacie xanaa juróom yi rek ñoo tëjoon ñu ñëpp tëj lañ am na zone yi nga xam ne sax ñëpp a tëj loolu nag satisfaction bu mag la buñ ci am ñu ci profité di gërëm pharmaciens yi gannaaw am yaakaar rek ne autorités yi dinañu déglu te dinañu satisfaire suñu demande maanaam li ñu bëgg dinañ ci waxtaan ba am solution buñ ko amul pare nañu pour comme ni ko assemblée bi décidé woon dàbbaliwaat beneen fan même bu fekkee dañuy yokk sax temps bi ñu defaat ko parce que lii ñuy xeex ni quand même jaral nañu ko. fàttali rek ne syndicat bi ëmb pharmacien privé yu Sénégal yi dañuy bëgg a defante ak direction de la pharmacie et du médicament ne kuréel googe ci atum 2000 daa jëloon dogal transféré pharmacie nation ci béréb bi nga xam ne foofu la grande pharmacie dakaroise nekk te pharmacie boobee sax grande pharmacie dakaroise ma nga ca béréb ba atum 1953 ba léegi syndicat bi nag ne kon borom pharmacie bi nañ ko delloo gëddëm ba mu mët sëkk yéen a ngi ci Zik FM rajo leader ginnaaw bi 8h jotee ba tegal ñeent fukki simili ñu wax ci mouvement pour la citoyenneté le civisme l'éthique et le travail benn kuréel gu bees gu juddu tàmbali sax ay activité am naka démb la ko tax a jóg nag moom moo di fexe ndaw ñi soppi doxalin soppi tam ni ñuy comporté woo ndax yu bëri ci biir askan wi ñàkk civisme ak ñàkk yar moom moo koy waral mouvement bi nag ne ubbi na ab waxtaan nag démb di waxtaane lu jëm ci wàllu secteur informel bi nga xam ne ndaw ñu bare ñu ngi ci Mamadou Wade seen président di indi ay leeral ci micro Younoussa Baldé. mooy fexe ba civisme ak citoyenneté law ci réew mi nit ñi wegante
état bi ñi nga xam ne ñun ñoo leen jox sunu maanaam institution yi nga xam ne ñun ñoo tax mu am ñu weg leen waaye ñi ko yore aussi ñu weg leen wegeel gi mooy ñoom ñu xam ne fa nu nekk ñoo leen fa teg ñun it ñi nga xam ne ñun ñoo fi nekk ñu xam ne ñun ñoo leen fa teg bu ko defee nag bu boobaa dañuy dëkkandoo bu neex parce que ñoom seen lan leen jox du alalu ndéeg ndey ñun it bu ñu jiitee it du dara moo tax ñu jiitu ñu ëppalewul ñu dara waaye comme ñun ñoo leen fa teg war nañ leen a wekk bu ko defee nag mu nekk wegante civisme nag ak citoyenneté fu mu amul dëkk bu mu amul du dem parce que kenn du respecté kenn civisme ak citoyenneté pour mu dox ndaw yi dañ leen di tàggataat dooli ndaw yi ngir ñu am ñuy def njëkk dooli ndaw yi ngir ñu dal xam ne àddina kenn du ko njëkkante. ci tënk rek bànqaas bi di commission administrative bu syndicat bi di SAEMS di yëngatu ci wàllu njàng meek njàngale mi war a daje nag tey jii ci suba la ñuy waxtaan nag moom moo di xeex bi nga xam ne xeex nañ ko ci wàllu syndicat ba am ci sax ay accord liggéey bi nag ne bu jeexee njiitu syndicat bi di SAEMS dina waxtaan ak taskatu xibaar yi yeggee leen la ñu jot a tënk ca ndaje la njiitu réew mi président de la république démb ba léegi mi ngi ci Arabie Saoudite Macky Sall dem fa ci ab ngan ak liggéey goo xam ne moom la fay def démb nag prince Mohammed bin Salam Ben Abdelaziz ba dalal na ko ca Jeddah moom mooy vice-président bu conseil des ministres bu Arabie Saoudite nekk tam ministre de la défense bu ñu sukkandikoo nag ci waa présidence ne waxtaan nañ fa luy gën a mën a rataxal diggante Sénégal ak Arabie Saoudite ak yeneen yoo xam ne mën nañ ko bokk ci wàllu jëflante ña ca teewoon nag ci biir délégation bu Sénégal ci wetu njiitu réew mi bokk na ci Aïssata Tall Sall mi nekk ministre des affaires étrangères Omar Demba Ba ministre di conseil tam diplomatique bu président ak Mamadou Ndiaye di doomu Sénégal bi toogal Sénégal ca Arabie Saoudite niki ambassadeur. xibaaru bitim réew. Alpha Condé yeewi nañ ko moom le conseil national de rassemblement pour le développement ba jiite réew ma ca Guinée xamle ginnaaw ba mu dàkkee Alpha Condé ci nguur gi ci weeru septembre daaw loolu nag ñu ngi ko gis ci ab communiqué wala boog déggee ko ci ab communiqué bu ñu liir naka démb ca télé nationale ba ca Guinée communiqué bi nag di xamle ne moom ma fa nekkoon jiitu réew dina wéy di des ca këru soxnaam di xaarandi ba këram ga ñuy tabax mën a pare résidence privée teewul nag colonel Mamadi Doumbouya bu soxlaa gisanteeg njabootam wala way politique am wala sax ay xaritam mën na cee am ndigal armée bu Mali di indi ay leeral ci moom naka la gisee li armée française génne fësal ko naka démb ne daal ñu ngi doon njortu te ab mise en scène gis benn charnier maanaam ab kàmb goo xam ne ñu bëri lañ fa suul ca bët gànnaar réew ma ca boori Gossi gox bii di Gossi ab communiqué la ci armée bu Mali génne naka démb ne ginnaaw bi ñu jotee camp militaire bu Gossi ci force Barkhane yu France am na benn détachement bu njëkk yu soldat yu Mali yoo xam ne dem nañ fa ay renfort sax fekk leen foofe ca alarba ji waaye ne ci guddi gi dafa am ñu leen song ca boor boobee ba ñu fa demee nag ci la armée ba gis ña nga xam ne ñoom lañ fa suul te ubbi nañ ci ab l'enquête armée bu Mali nag di leeral ne na néew ya demee ak na mu tàmbali woon yàqoo tax na nag ba ñu jàpp ne laata ñu leen di jébbal camp Gossi la yëf yi am kon nag mënuñoo tuumal armée bu Mali ci lenn ne ñoom ñoo def njombe googe ca Niger moom parlement ba dogal na naka démb ne dina am ay forces spéciales yu Europe yoo xam ne dinañu mën a jóge Mali ñëw nekk ci biir Niger projet de loi boobee sax adopté woon nañ ko ci conseil des ministres ñeenti fan ci weeru mars wala ñu génn bu sottee kon lu tolloog 2,000 ak ñeenti téeméeri soldats yu France yu opération Barkhane nekkoon ca Mali ak juróom-ñeenti téeméeri force spéciale yu Europe ñu tuddee ko Takuba dinañu mën a ñëw ci biir réew ma ca weer yi di ñëw ca Tunisie ñi nga xam ne ñoo war a saytu élection ya bokk ci kuréel ga ñuy saytu élection ya njiitu réew ma ci boppam ne léegi moom moo leen di tànn loolu la ab loi bu bees bu ñu fësal naka démb ci journal officiel xamle bànqaas bi tudd instance supérieure indépendante pour les élections juróom-ñaari nit ñoo ci daan nekk muy ay magistrat ay huissier ak ay avocat yoo xam ne seeni ay nattango ñoo leen doon tànn ak parlement ba ci boppam waaye parlement boobee président ba Kais Saied ba mu jëlee nguur ga ca weeru juillet ca la ko tas ba pare nag jël mboolem dogal ca biir réew ma ne moom moo koy dogal ab soldat wala bokk ab kilifa militaire russe xamle na ne lenn ci seeni objectif moom moo di tey ji ñu fexe ba contrôler lépp luy Donbass nag ma nga féete ci penku Ukraine ak la ko féete sow xamle na sax xam ne ñaareelu phase opération spéciale boo xam ne ñu ngi koy waajal ginnaaw guerre bi nga xam ne am na fa ñaari weer a ngi nii daanaka ca biir dëkk bii di Mariupol nag ne bu ñu sukkandikoo ci waa Ukraine ba léegi port stratégique ba nga xam ne moo nekk ca
biir réew ma gars yi ñu ngi koy téye bu baax a baax waa Russie mënuñu leen dara président bu Russie nag Vladimir Poutine xamle ne moom def na la muy def ba pare waaye Ukraine ci boppam moo bañ ay soldaaram mën a yeewi seen bopp mën a jébbali seen bopp ñu teg leen loxo secrétaire général bu ONU nag jël dogal ci diggante bi ne ayubés bii di ñëw dina dem Russie ak Ukraine war a mën a daje ak président bu Russie Vladimir Poutine laata muy dem Ukraine waxtaani ak naataangoom Volodymyr Zelensky. Actu Sport. wàllu tàggat yaram li ci gën a fës wàllu football ak Ligue 1 bi nga xam ne mi ngi toll ci fukkeelu bëccëg ak juróom-ñeent ñu jàpp ne match yi tey jii ci ngoon lay tàmbali ci stade municipal bu Mbao pour Ligue 1 bi ak Union sportive bu Gorée buy dalal Mbour Petite Côte jàmbaar nekk ci këram war a dalal Jaraaf bu Ndakaaru stade Ngalandou Diouf nag ca Tëngéej FC war a jongante ak Guédiawaye FC AS Douane war a jongante ak Génération Foot li ci des suba ci dimanche ji la stade Maniang Soumaré bu Thiès Seneps dina fa jouer contre Casa Sport ci stade Albouri Ndiaye bu Louga Ndiambour dina daje ak Dakar Sacré-Cœur ci Alassane Djigo fii ci banlieue bu Ndakaaru AS Pikine war a jongante ak Linguère bu Saint-Louis Ligue 2 bi tam toll ci juróom-benneelu bëccëg ak juróom-ñeent match yi di tàmbali tey jii ci ngoon war a tàmbali ci stade Maniang Soumaré ñaari match moom moo fa am bu njëkk bi Walidane contre Amitié FC Thiès FC nag doog a daje ak waa Sonacos ci stade Massène Sène bu Fatick Jamono bu Fatick di jouer contre Oslo Amadou Barry fii ci Guédiawaye ñaari tali dafa jongante ak Demba Diop ca Alassane Djigo bu Pikine Duc nag moo fay dalal waa Kër Madior li ci des suba lay doon ci dimanche bi ak Union sportive bu Wakam di dalal Renaissance ci stade Amadou Barry Caroline Faye bu Mbour di jongante war a teewal jongante diggante stade bu Mbour ak port autonome bu Ndakaaru leneen ba léegi soxal wàllu football ak équipe bi nga xam ne mooy gone yées fukki at ak juróom-ñaar muy U17 entraîneur bi di Serigne Saliou Dia convoqué na lu tollook fanweeri joueur ak ñeent ñu war a tàmbali nag altine bii di ñëw benn stage ngir seet tàmbalee segg ñen ñooy dem ci compétition yi nga xam ne moom la ñuy séentu ci kanam seen stage nag war a amee ca centre Jules François Bocandé ba nekk ca Toubab Dialaw. mbokki déglukat yi lii moo nekkoon xibaar yi nga xam ne moom lañ leen indiloon nag tey jii ci suba si Simon Faye doo leen ko faram-fàcceel feggoog Chérif Bekay Diallo.